le consommé local, c'est tous les mardis sur Trade FM 88.1 de 12h à 13h avec Bintaba. LCL sur Trade FM 88.1 ce mardi de 12h à 13h. Participez à l'émission en appelant au 88 628 73 73. 88 628 73 73. Salut à tous et à toutes, derrière le micro, c'est votre ange leader Binta qui vous présente votre émission LCL, le consommé local. Donc comme je le dis toujours, l'objectif de cette émission, c'est de faire la promotion de nos produits locaux, de conscientiser la population sur le potentiel et les opportunités que nous avons chez nous, mais surtout de mettre en exergue nos valeurs et nos cultures. Assalamu alaikum suñu mbokk auditeurs yi, maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax dal leen ak jàmm ci Trade FM 88.1, la radio des affaires et de la consommation. Yéen a ngi déglu seen émission LCL, le consommé local. Donc comme ni ma ko waxee léegi ci nasaraan, émission bi li ko tax a jóg mooy wan nit ñi que ni am nañ ay opportunité fii ci suñu réew, am nañ ay jumtukaay yoo xam ne buñ ko utiliser jëriñoo ko du jar comme ni ma koy waxee nii jéggaani leneen feneen. Ba tax na saa su ne dinaa fi dalal ay jeunes entrepreneurs yoo xam ne ñoom dañuy yëngu ci wàllum consommé local te lépp lu ñu jëriñoo pour démarrer seen activité fii lañ koy jëlee ci suñu réew. Voilà, su ko defee nag tey ma am contentement dalal fi ki nga xam ne mooy Ndeye Kébé Fall, di Ndeye Jamil, c'est la fondatrice de Jamil Saveur. Voilà, moom mi ngi yëngatu aussi ci wàllum consommé local comme ni ngeen ko gisee nii déjà ci page Facebook bi ci wàllum transformation de jus de céréales ak yeneen yu bëri yoo xam ne xam naa bu ci kanamee tuuti dinaa ci daal di dugg ak moom ñu waxtaan ci ak moom incha allah. Su ko defee yéen ñii di déglu aussi di ngeen ci mën a inspiré wu mën a démarrer seen activité bopp comme ni ma koy waxee saa su ne. Su ko defee rek ma bàyyi ki nga xam ne mooy la belle voilée Ndeye Kébé Fall mu daal di suñu mbokk auditeurs yi. Ndeye maa ngi lay nuyu. Ndeye lay ziar bu baax. ma bàyyi la voilà nga nuyu suñu mbokk auditeurs yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen téléspectateurs yéen auditeurs yi nuyu naa leen ziar naa leen bu baax. muy noonu voilà kooku mooy Ndeye Jamil Kébé. Donc Ndeye est-ce que mun nañu dem ci li nga xam ne mooy déjà sa présentation maanaam tey boo ma doon wax Ndeye Kébé Fall lan nga may wax ci Ndeye Kébé par rapport ak déjà parcours scolaire am. Ndeye Kébé maa ngi tudd Ndeye Kébé Fall. nekk Guédiawaye ñaari boulangerie nekk def naa sama étude scolaire nag. ba master de enseignement. ok jaar naa UCAD. d'accord am naa sama master enseignement physique chimie. d'accord fan nga amee baccalauréat. baccalauréat maa ngi ko amee lycée Pikine. lycée Pikine. lycée Pikine waaw. mooy ban ci lycée Limamoulaye wala. moo lycée Pikine la nekk. ah d'accord. donc foofu nga amee. fa laa amee bac. voilà après ba ma amee bac ci laa dem UCAD. UCAD. nga def fa lan. man dem def fa physique chimie. ok. d'accord donc bi nga paree sa jàng après lan nga def entre temps ak ban année nga génn université. université bi génn naa fa 2018. 2018. d'accord. ba ma paree ci laa commencé di déposer affaire yi bañ daal concours bu ne def naa ko. mais à la suite sam benn tata maa ngi koy nuyu parce que affaire transformation fruits et légumes moo ma ci dugal sax. mën naa ne formation yi ñu doon lancé moo ma ci dugal mu motiver ma trop nag. or que avant boobu bëggoon naa fruits et légumes dama ko yàgg bëgg dama daan transformer kër ga. temps ma nekkee université sama bourse laa daan jënd sama frigo yëpp di transformer te xamuma ci woon dara. d'accord au fil du temps nag ci laa dugg formation. ESAS école supérieure d'agroalimentaire bu nekk Guédiawaye. ok balaa defee formation bi. d'accord commencé ko foofu. d'accord léegi bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy Jamil Saveur déjà. kañ nga ko taxawal kañ nga ko démarrer. Jamil Saveur mën naa ne 1 an lay am de. 2021. 2021 nga ko si au cours formation bi ma ko doon de avant la fin de la formation laa ko commencé woon. ci lañ commencé di yëngu nii nànk après ci laa dem ITA. amoon benn dépôt de dossier bu ñu doon def. di sélectionné nit ñi ma déposé après ci laa dem nekk ITA de formation bi. gën a approfondir daal. d'accord. D'accord dinañ ñëw ci formation yi aussi tout à l'heure maintenant Jamil Saveur déjà gis naa ni Jamil bi sa tur la. maintenant Saveur bi ça fait référence à quoi. non Jamil bi moom du sama tur sëriñ la. ah d'accord parce que dama gis nga ñu defoon. Jamil Saveur. Ndeye Kébé Fall mooy sama tur. voilà dama gisoon ñu def di Ndeye Jamil. waaw ma yaakaar ni Ndeye Jamil aussi Ndeye Jamil bi dañ ma koy woowee ndax
kër gi ma bokk rek kër Seydi Jamil laa bokk. ah d'accord. mooy taawu sëñ Babacar. macha allah léegi Jamil bi ñoom laa ko tuddee te ñoom tamit ñi ngi may accompagner di leen nuyu di leen nuyu sëñ Mansour si Jamil di nuyu Mame Malick si moom mooy sama protégé sax. d'accord ba may ñëw fii sax mun naa ma demal moom ONUJ la nekk moo nekk ONUJ. moo may jàppale ci yu bëri moom sëriñ bi. macha allah. d'accord donc ci biir Jamil Saveur bëggoon naa xam lan ak lan ngay def. Jamil Saveur transformation fruits et légumes la. dinañ def aussi céréales. ak transformation laitière tamit ñoo ngi ci mooy yaawur yi. yaawur yi andi wuñ ko sax mais yaawur faama. tamit ci la bokk. dinañ def aussi côté pâtisserie. ba ma génnee ITA laa ko commencé def pâtisserie tamit. d'accord ci à base de céréales yi dinañ ko def. d'accord pâtisserie à base de céréales. donc bu ñu ñëwee ci li nga xam ne déjà mooy céréales yi nga xam ne indi nga ko fi. maa ngi gis ne bii couscous la. bii cere wala caakri. caakri la voilà bii caakri la couscous de mil moo nekk noonu. voilà bii caakri la. am nañ fi aussi li nga xam ne mooy. déjà voilà bii tamit caakri la. voilà donc gis naa ni yaa ngi def yooyu maintenant bu weesoo caakri yi aussi yii laa bëggoon nga expliquer ma ko. yii nii tee la thé bisaab la. d'accord comme Lipton rek ni ñu koy utiliser. comme Lipton la. les tisanes. gis naa ni déjà am nga parfum yu bëri. bii aussi menthe la. waaw kenkeliba menthe. d'accord bii kenkeliba la. voilà bii moringa nebedaay bi. boobu gingembre citron la. d'accord macha allah saveur yi moom bëri na. poudre de ñebbe. d'accord poudre de ñebbe bi lan lañ ko mën a toggee. poudre de ñebbe dañ koy def ak akara. d'accord surtout ñu nekk extérieur ñoo koy gën a utiliser parce que ñoom duñu am possibilité. ñebe bi defar beeg yooyu moo tax moo gën a kii pratique. d'accord mooy gën a pratique ci ñoom. d'accord donc ñi nga xam ne xam naa ñu ngi ñuy suivre ci page Facebook bi déjà ñu ngi koy gis ngeen bii poudre de ñebbe la moo nekk nii ñi nga xam ne dañ bëgg a defar akara te bañ a bëgguñoo sonn ci li nga xam ne mooy dëbb bi parce que xam nañ nag defar akara bu métti parce que da nga koy riij déjà te riij boobu rek déjà dafa métti. yii aussi mooy ay Lipton yi nga xam ne bii c'est à base de gingembre moo nekk nii voilà am na bisaab am na kenkeliba. moringa waaw moringa léegi boo gisee déjà yow mii di ko defar. nga gis ñu am gamme bi yépp. ban impression ngay am ci ñun suñu réew. parce que suñu réew mën nañu utiliser comme par exemple bu ñu jëlee kenkeliba bi bëri na fi. mën nañ ko utiliser. ñu dem ci moringa bi tamit mooy nebedaay mbuum saf-saf bi ñuy utiliser. ñu def ko en infusion. d'accord gingembre aussi la même chose lépp si réew bi lay jóge. d'accord comme ni ñuy dem di jënd thé. feneen mën nañ ko defaral suñu bopp. d'accord léegi ban différence la am ak thé yi nga xam dañ koy faral di naan maanaam comme ça Nescafé pour déjà. thé wala Lipton. waaw parce que yi ay Lipton la rek mën nga ko jël à tout moment. d'accord yi am na bienfait yu bari. d'accord yan genre bienfait la mën a am ci suñu. su fekkee moringa bi moom. dafay lutter contre anémie. bi diabète tamit day régulariser kii glycérine taux glycérine. mooy moringa bi. moringa bi. d'accord bu fekkee gingembre bi bienfait yi bari na. anti fatigue la anti inflammatoire. tamit. d'accord bi nga xam ne mooy bisaab bi. bisaab bi aussi dañ koy jël. d'accord bu dee kenkeliba bi. par exemple ñu am problème ballonnement ak yooyu bienfait yi. ci lañu. d'accord maa ngi gis ne bii nii dafa uteeg bi nga xam ne mooy. graine la déjà bu mag bi. moringa d'accord moringa graine la. donc dañ koy toj di ko yëy noonu li ci biir dañ koy yëy noonu pour les diabétiques. baax na pour diabétique yi ba pare day régulariser tension artérielle. d'accord mooy graine bi. d'accord donc bu ñu ñëwee ci li nga xam ne tamit mooy pot yi nii gis naa ñu def ci 100% bio voilà marmelade de tamarin. tamarin la bii aussi. comme genre pâte la c'est sucré am na ñu koy def pâte à tartiner. bu la neexee tamit nga lekk ko nii. mun na ànd ak mburu mun na ànd ak. même am na ñu ma koy jaay ñoo xam ne seen añ lañ koy def maccaat. seen añ maccaat. comme famille dañoo tàmm di def ay Dakar affaire yooyu ñoom dañuy jël benn cuillère rek jaxase seen maccaat. waaw parce que da ngay gis parfois ñu jël Dakar bi def ci suukar. léegi au lieu ñu ci def suukar lii lañ ci def. lii jël rek benn kuddu def ci. d'accord mais suukar boobu nekk fii nii est-ce que du am ay effets secondaires ci seen wér-gu-yaram wala bokkul. bokkul de. d'accord
bokkul ak bi nga xam ne dañ koy jël boole ko ak Dakar bi noonu. non bii dañ ko defar ba pare. d'accord gis naa ni 100% bio la aussi. léegi bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy say transformation nan ngay defee liggéey bi. da nga am ay employés da nga am ay machines wala. non machine yi tamit commencé nañ am tuuti rek début bi moom day metti li nga am kër ga moom ngay mën a di utiliser di def nànk employé aussi yi bëreeguñ kenn mën naa ne 1 à 2 laa am. te ñooñu samay collègues lañu woon rek di leen nuyu de passage. d'accord ñoo may jàppale ci liggéey bi ak sunu waa kër aussi. d'accord léegi déjà gis naa ni aussi 2018 nga pare. université. ba 2021 nga doog a lancé li nga xam ne mooy sa activité. lan moo la motiver ba nga taxawal Jamy Saveur. Jamy Saveur lu ma motiver mooy dama gis comme produit matière première yi ci dëkk bi. comme dafay am ay perte tout le temps perte de récolte yi dafay bari. léegi ci laa gis formation yi. formation bi ma njëkk a def mooy ESAS. ci laa dugg gën a am kii parce que avant may def formation yi tey ci laa ko commencé di def. su ma di gëstu ci internet beeg yooyu. ci laa ni pourquoi pas mun ma taxawal Jamy Saveur. di def nànk-nànk ak samay papier teg. mais moyens yi rek moo réuniragul mais ñi ngi sant yàlla bu baax. d'accord moyens yi ñoo taxawagul. ñu ngi ñaan yàlla moyens yi ñëw. amiin mais déjà lii nga jot a démarrer ñii ku ko gis moom du jàpp ne moyen amu fi wala boog ñaata nga démarrer à peu près. volonté la rek li ma démarrer mënuma ko wax sax. damay def. comme par exemple ba ma nekkee master 1. laa jot sama rappel dem jënd sama frigo teg. di jaay ay jus naturel noonu dajale jëndaat mixeur teg di dajale noonu. laa jënd def UCAD ci laa jënd frigo. nga jënd frigo. d'accord ngay defar ay jus. di defar ay jus di dajale. di jënd samay machine petit à petit mais machine yu ndaw laay jënd di teg. ci laay transformé nii. d'accord. kon loolu nga démarré maanaam sa bourse daal yow tamit moom nga démarré. waaw kon dafa mel ni léegi étudiants yi ñu ngi commencé comprendre secret bi. ñu bàyyi. di comme ça ñaxtu bi. ak yàqu bi parce que tamit yow yaay deuxième personne bu fi toog. wala troisième boo xam ne nee na moom ci bourse am la démarré. kon yaakaar naa ne ñi nga xam ne actuellement ba léegi ñoom ñu ngi toog di xaar xamaguñ lan la ñuy def bu ñu leen déggee xëy na dina leen mun a inspiré. léegi bu ñu ñëwee ci côté financement yi aussi. est-ce que jot nga am financement wala jotoo ko am financement. non pas encore amaguma maa ngi déposé nag. d'accord ñoo ngi déposé. d'accord léegi lan nga dégg ci par rapport ak financement yi est-ce que c'est facile d'obtenir des financements wala. financement moom yombul. parfois bu fekkee état bi moom tamit ñi ngi xaar. bu dee PDC de l'ITEA PDC tamit déposé nañ ñi ngi xaar parce que foofu lañu génne. d'accord. yombul daal am financement. lu tax yombul de parce que doo xam voie bi condition yi mooy compliqué wala il faut ay bras long wala c'est quoi le problème. waaw bras long tamit mi ngi ci biir. parce que financement aussi dañ lay laaj caution boo xam ne yow mënoo ko sax. loolu tamit ci la. à peu près ñaata. caution yi parfois ça dépend ci li ngay jël rek. parce que buñ la nee yow da ngay indi caution indi garantie ñu laaj la kayitu kër déjà yow amoo kayitu kër. kayitu kër ou bien c'est bien yoo xam ne war nga ko indi garantie. loolu doo ko am lañ la jot a laaj yow. garantie comme lan. ban façon garantie lañ la laaj. garantie comme par exemple ay kayitu kër dañ lay laaj wala sa kiiwu oto. carte grise waaw. mais loolu dina doy wax ne kuy soog a démarrer boo ko laajee kayitu kër wala kayitu oto kooku dina compliqué de pour démarrer activité. léegi ban message kon ngay lancé ñi nga xam ne ñoo ñu jiite. xanaa ñuy jéem a kii rek waaye c'est que ñoom tamit am na ñoo xam ne dañ leen di financer duñu liggéey. di leen wax ne liggéeykat yi ñu ngi fi nañ leen jàppale kuñ ci financer di nga rembourser. ñu def caution bi ñu wàññi ko garantie yi tamit ñu wàññi ko. d'accord léegi ñooñu ñuy financé te duñu liggéey xanaa dès le départ kon ñi nga xam dañuy financé ñoom duñu def sélection bu normal wala. parce que bu fekkente ni dañuy financé nit après mu dem. loolu lañ ci bañ xaalis bi naax saay. xanaa bu ñuy financé di vérifier di ñëw. di gëstu xool yow fi ngay liggéeyee. di xool say produits. au fur et à mesure dañ xam ne yow yaa ngi liggéey. d'accord doog la financé. d'accord léegi bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy côté santé bi déjà. gis nañ ni nit ñi ñu ngi commencé di yeewu mu ngi commencé am prise de conscience. par rapport ak li nga xam ne mooy produit bio yi. loolu tam ban constat nga ci def.
parce que produit agroalimentaire dafa am produit yoo xam ne c'est pas bio mooy produit yi ñuy utiliser nii. kiiw chimique bi da ciy bëri colorant chimique da ciy bëri de trop. loolu mooy indi feebar yu bëri tension yeeg yi ngay gis même les bouillons tamit. dama fàtte wax sax épices yi tamit ñoo ngi ciy yëngu. les bouillons ci la bokk jus yi ngay gis dafay am colorant chimique bu am doole. par rapport ak ñun yi ñuy defar. tout naturel la amul benn additif. d'accord léegi pourquoi ñun ñu am opportunité nii yi fi nekk nii yëpp déjà yow gis nga saveur yi ñu fi yor yëpp moringa douté bi ak li nga xam mooy bisaab buy gingembre yëpp ñun ñu ngi ko am. bu ñëwee tam ci côté kii bi artisanat bi sax. gis nañ jeunes yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu ay dàll ay sac. pourquoi ñu am opportunité yooyu yëpp te jusqu'à présent on tarde à s'imposer au niveau international. problème moyen ci la bokk parce que déjà boo bëggee yóbbu say produit à l'international tamit il faut nga am Fra il faut nga am emballage bu baax tamit. d'accord yooyu yëpp dañ la koy imposer. Fra bi tamit buñ ci mën a jàppale tamit dina baax. Fra bi dafay compliqué pour am ko. Fra produit bu nekk da nga am Fra te loolu moyen la. produit bu nekk ki lay déglu nii bëgg a am kii Fra boobu noonu moom fan la war a jaar. Fra da ngay dem chambre de commerce. soo demee chambre de commerce léegi ñu wax la yan paramètres ngay am ci sa produit. moom lañ la bëgg am boog paramètres yi. après su na ko joxee nga dem labo. mën nga dem ITA ci labo yi ñu defaral la facture proforma. suñ ko dugalee labo buñ ko valider. defal la sa Fra pour nga mën a di vendre autorisation la. d'accord yow jot nga ko am. amaguma ko. amagoo Fra non. léegi looy xaar pour am ko. les moyens. xanaa ñaata lañ leen di. mais yàlla baax na produit bu nekk ak Fra am la. ça dépend ci paramètres yi nga bëgg a xam. produit bu nekk da nga koy fayal. waaw. d'accord ñaata lay fay bi à peu près. ça dépend. ça dépend ci produit bi. waaw chambre de commerce ça dépend ci paramètres yi ñu bëgg. mais est-ce que yow jot nga xam intervalle bi. jot nga demandé. bu dee jus parfois mën nañ la laaj saveur bu nekk ay 50 000 wala céréales yi moom 23 000 la bu nekk. maanaam comme bu fekkente ni. à peu près rek. bu dee couscous bi par exemple benn bi. bii céréale la. léegi bu dee couscous bi ñaata. à peu près 23 000. 23 000. d'accord donc yow bu fekkee da nga am 5 saveurs cinq kii céréales par exemple yu wute. kon il te faut par exemple da ngay def kon 5 boobu fois 23 000. ça te fait presque ay 100 000 et quelques. d'accord loolu tamit ci kuy soog a démarrer. day métti dina xaw a compliqué léegi lan nga gis ne moo war a nekk alternative bi comme que pour am autorisation Fra bi déjà c'est compliqué. te boo amul autorisation Fra doo mun a imposer wu ci yenn. surface yi supermarché yeeg yooyu. lan nga gis ne moo war a nekk alternative bi pour que jeunesse bi gën a mun a seen liggéey gën a yomb maanaam état bi gën leen ko mun a faciliter. xanaa di wax chambre de commerce rek ñoo wàññi kii. ak kii nu mu tudd. labo yi ñoo war a wàññi seeni coût. parce que bu njëkk ba li ma naan dégg bi nga ñëw ndekki woo de. ndekki naa de. wala ndekki bee 10. non ndekki naa nag 10ul de. non. dafa mel ndekki bee 10 wala ndekki woo ñaar yooyu benn rek wala seddaay bee la jàpp. xam naa. doo yëngatu tuuti nga jaay sa produit yi instant yi yaa ngi Trade FM gaa yaa ngi lay déglu ñu ngi lay suivre en direct c'est l'occasion. nga jaay sa produit comme ça nit ñi mun a xam. mun a comprendre aussi. d'accord voilà ma bàyyi la nga eggali ci li nga doon wax. peut-être Fra bi solution yi. xanaa ñu wax labo yi rek ñu wàññi prix yi coût yi la ñu war a wàññi labo yi ñuy dem comme ITA. am na Institut Pasteur tamit ça dépend ci labo bi ñu la indiqué rek ñoom ñoo war a wàññi seen coût. d'accord mais ñoom tamit est-ce que bu ñu wàññee coût yooyu noonu est-ce que ñoom tamit ña leen arrangé. est-ce que affaire bi nekkul ci kaw la war a. ci kaw mën na am tamit de. parce que tamit ku amul déjà Fra comme ni ma ko waxee léegi bëgg a imposer wu dina compliqué kon pour que consommer local bi mun a dem. kon war na am ay alternatives yu bari yoo xam ne état bi war na ko teg pour que au moins nit ñi seen produit mun a génn mun a dem tamit ci surface yi. léegi nag ci côté mbay bi aussi gis nañ ni jeunes yi tam ñuy commencer am prise de conscience. am na ñoo xam ne ñu ngi dellu village di dem di bàyyi ji mais ba léegi am na ñuy ñëw fii Dakar. di buruxloo alors que bàyyi nañ lu bari seen dëkk. te même booy génn sax tey Dakar booy dem ci région yi da ngay gis ne y a beaucoup d'espace. ñoo xam ne kenn exploité ko kenn utilisé ko loolu tamit noo koy jàngatee. au moment où y a des jeunes qui sont là en train de chômer. ñii di jël gaal gi di dem.
y a de l'espace à côté yoo xam ne kenn utiliser wu ko loolu tamit ban jàngat nga ciy def. xanaa jeunes yi ñoom ñoo war a bañ a toog rek toog ne amuñu liggéey. li ñuy bëgg di ko ëtti feneen mu ngi suñu réew. li ñuy utiliser à l'extérieur di ko indi fi di ko exporter normalement jeunes yi war nañ cee liggéey bu baax. toog fii seen réew liggéey ko espace yi ngay wax mën nañ ko exploiter yépp. même sur transformation bi tamit mën nañ toog transformer. du question ni dañoo amul moyen les machines mais les machines day ñëw nànk-nànk. ku nekk li nga am mën nga ciy yëngu. bu fekkee bay bi ngay wax ñoom mën nañuy bay seen dëkk. jox nit ñi ñu transformer. perte yi ñuy def chaque année. dafa bëri te loolu mën nañ ko éviter dès maintenant. d'accord léegi côté état bi aussi ñoom lan lañ ci war a mun a apporter comme li ma wax léegi am na espace yu bëri yoo xam ne utiliser wuñ ko ndax booy génn parfois ci région yow day mel ni genre contradiction la sax. da ngay dugg si Dakar nga gis affaire bi nu mu saturé. alors que booy génn da ngay gis àll bi foofu tamit lan la état bi war a mun a def ba mun a def de telle sorte que jeunes yi mun a rester ñoom seen dëkk. ñi nga xam ñu ngi ñëw Dakar. espace yooyu mënoon na fa def ay unité de transformation recruter jeunes yi ñu liggéey. d'accord loolu yëpp mën na nekk. d'accord ay unité de transformation. mais ñu former jeunes yi aussi. ñu former leen aussi. former leen. d'accord léegi côté formation bi aussi comme yow jot nga ko def déjà. est-ce que formation yi cher na c'est compliqué wala pour ñi nga xam tam bëgg nañ ko def. formation yi cher na moom. am na yu cher mais ñi ngi doon maye ay formation. comme kaaw PDCS bi. dañ doon def ay sélection lañ doon def. na sélectionné nga dem ITA def formation. loolu tamit état bi moo ngi ci xëy na dafa kiiwagul rek dafa tasagul mais ñi ngi ci. d'accord yow formation PDCS bi da nga déposé ñu sélectionné la wala. dama déposé. d'accord da nga gisoon. offre bi laa gis demande bi ma déposé. ñu jël la. après ñu mettre la en rapport ak ITA. waaw donc ça veut dire que kon état bi dafa mel ni mu ngi def. ay jéego waaw côté boobu moom mi ngi ci. parce que yow déjà da nga gis offre bi. kenn boolewu la fa ak kenn. non. d'accord yow yaa demal sa bopp bind sa demande déposé. demande bi d'habitude lan lañ leen di laajte. demande bi dañ lay laaj sa diplôme rek. aussi tamit bu fekkee am nga projet boo yor. loolu tamit dañ la koy laaj. d'accord léegi bu ñu ñëwee déjà ci côté aussi côté société bi maanaam aspect social boo xoolee tey bu fekkente ni jeunes yi de plus en plus ñu ngi dem ci li nga xam ne ñun ñoo ko moom maanaam le consommer local. dina permettre au moins chômage bi mun a wàññeeku. loolu tamit lan nga ci am loo ciy sànni. waa consommer local bi dañ ko war a gën a exploiter daal état bi moo ko war a gën a lii. dugal ko ci biir école yi. surtout ci biir école yi ñu am module boo xam toujours transformation lay doon def ko ci même élémentaire parce que gis naa sam benn prof di ko nuyu de passage moom ESAS la nekk. mi def transformation fruits et légumes. ci xale yu ndaw. di commencer di leen ko jàngal. d'accord xale yi ndaw ñu commencé fruits et légumes non dama gisoon benn formation bu mu lancé. pour xale yi la boobu. buñ ko insérer woon ci école yi di def nànk-nànk dinañ dem ba ñun. produit bu jógee extérieur duñ ko utiliser. d'accord loolu la ñu war a bàyyi ci xel bu baax. kon formation bi on peut dire que ni c'est à la base. ci base bi lañ ko war a. agroalimentaire bëri na ci école yi mais dañ dul def pratique. d'accord loolu mooy problème bi. d'accord. te looy jàng boo pratique wul. doo mën a gaaw mokkal. c'est vrai bu fekkente ni waaw dañ lay jàng rek te doo def. pratique pratiquement day nekk théorie rek lay nekk. du mun a nit ki du mun a maanaam liñ naan tari. li nga xam ne loolu lay jàng. voilà donc mu ngi noonu kooku mooy Ndeye Kébé Fall moom mooy la fondatrice de Jamil Saveur. voilà mu ngi yëngu ci wàllum transformation fruits et légumes donc bu ngeen xoolee ci page Facebook bi di ngeen gis ay produits am na fii li nga xam ne déjà mooy ay couscous poudre de moringa de bissap gingembre yooyu yëpp am na ko ay saveurs yu bëri la. ak aussi ay marmelade voilà tomate bi moom de passage di nuyu sama mag sama grande sœur mooy tomate ma jigéen bi moom la. tomate da nga koy defar aussi. tomate concentré de tomate am na ketchup ma jigéen tamit. yooyu yëpp yow yaa koy defar. transformation bi nu muy demee. tomate bi ñuy utiliser la. moom la ñuy transformer. def ko purée de tomate. mooy doom bi la ñuy jël. tomate doom. moom ngay jël defar ko. waaw à l'instant sax mi ngi bëri ci dëkk bi. yow boobu sa produit la.
non tomate bi ñuy utiliser matière première tomate ci boppam instant bi la bëri. à moment bii nii la bëri. kon instant bi ni yow liggéey bi day yomb ci yow. waaw ci nga koy mën a transformer lii nii daaw période tomate daaw laa ko defaroon mën nga ko conserver 6 à 12 mois. bii nii du def dara. macha allah loolu moom jar naa publier la moo nekk nii mooy tomate ma jigéen sama mag la ñoo bokk ndey ak baay. moom nga ko tuddee. waaw d'accord ma jigéen kon ñu ngi lay nuyu. jàpp na ci liggéey bu baax. mooy sama yaay moom laa xam. d'accord ma jigéen ñu ngi lay nuyu liggéey bi nice na depuis Louga. waaw macha allah depuis Louga ñu ngi nuyu waa Louga yëpp déjà gis nañu sax pot bi c'est très bien fait. ak li nga xam ne mooy étiquette bi. étiquette tamit sama infographe la Louga communication moom it ci Jami Saveur la bokk. d'accord parce que présentation bi aussi am na ci solo. mais nga ne mun nga ko conserver pendant. 6 à 12 mois boo ko ubbiwul une fois ouvert da nga koy def au frais. d'accord confiture yëpp noonu la même sauce verte bee. voilà mooy sauce verte bi c'est à base de quoi. tous les épices vertes yëpp moo ngi ci biir. comme lan ak lan. comme poivron vert. oignon. Poivron vert am na persil aussi. chinois persil. d'accord donc lan nga ko mën a booleel nii da nga koy def comme. mën nga ko lekk noonu mën nga ko def booy togg nga def booy añ nga lekk parce que dañ ko defar ba pare. d'accord. mën nga ko utiliser noonu. macha allah en tout cas lii rek day wane déjà comme li may wax am nañ fi lu bëree bëri loo xam ne wax dëgg si yàlla waruñoo sonn daal. waruñoo sonn parce que lii yëpp déjà boo ko xoolee rek da koy prouver bii aussi sachet bu ndaw bi lan la. pastis gingembre la gingembre ananas dañ ko defaree. d'accord. boo koy defar nan nga koy defaree si da nga koy transformer si machine wala dañ koy. wala comment ça se passe dañ koy defaree machine aussi. machine. séchage bi il faut nga am machine. d'accord c'est à base de quoi ni. gingembre ananas moom ngay boole. mu nekk pastis bi. waaw. lii lan la mën a def ci suñu wér gu yaram. bii comme gingembre bien fait gingembre rek anti-inflammatoire la. d'accord. loolu day lutter contre les nausées tamit. sachet bi ñaata lay jar nii. bii nii bu fekkee bii mi ngi jar 100 francs. sachet bi 100 francs rek lay jar. d'accord te en plus cherul tamit. day mel ni kon benn 50. am na ñuy attaaya tamit di utiliser bale simple bi gingembre kese. mooy ban ci. bale beneen sachet bi. mooy sachet pastis beneen bi. bii nii. boobu gingembre kese la. ñaari bokkul. boobu à base de gingembre kese la. d'accord bii moo am gingembre. ananas. bii la ñuy attaayee. waaw loolu de moom xam naa ne attaayeekat yi war nañ ko dégg. bii tamit ñaata la 100 francs. waaw d'accord donc vraiment lii moom nekk na loo xam ne lu jar a wane la. te comme ni nga ko waxee état bi mu ngi jéem a def ay jéego mais xëy na dafa atteindre gul à 100% li nga xam ne mooy résultat yi. parce que yow déjà wax nga ko PDCG da nga gis demande bi yow yaa bind sa demande dem déposer. léegi ci côté business plan aussi. PDCG dañ leen di laajte ngeen boole ko ci wala. oui business plan ñoom ñoo ñuy defar business plan sax après formation bi. soo paree da ngay déposer sa financement nga lancer ko ñoom ñoo lay defar business plan. d'accord léegi après ñu envoyé ko à la banque. ok d'accord léegi business plan bi lan mooy rôle am ci li nga xam mooy entreprise bi. business plan dañuy xool sa entreprise nan la war a doxee. yan coût la looy soxla. dina am aussi fond de roulement bi ak machine yi ngay utiliser. d'accord di nga ci defaale tamit yow à peu près bu ñu la joxee temps ñaata nga ci mën a liggéey. loolu yëpp ci business plan bi lay nekk. d'accord léegi ci biir business plan bi ba tey ñoom après day am suivi bu fekkente ne nga jot financement yi ba pare. day am suivi. dañ lay suivre parce que bu ñu la joxee financement d'abord dañ lay jox. benn somme lañ lay jox moom ngay dem uti say machine ñoom ñu ñëw vérifier ba xam am nga machine ba pare ñu tegaat fond de roulement. noonu la ñuy defee business plan bi buñ la financé. d'accord léegi bu ñuy taxawee ci li nga xam ne mooy aspect écologique parce que aspect écologique boo xoolee xam nga tey am na produit yoo xam ne. tey buñ koy importer maanaam buñ ko jëlee à l'étranger. déjà di ko indi fii dafay jaar ci ay bateau mun na jaar ci ay auto donc yooyu yëpp xam nga dafay dégager fumée dafay dégager chaleur. donc loolu mun na am impact ci suñu au niveau de la couche d'ozone
boo xool loolu mooy indi la destruction de la couche d'ozone ak yeneen yu bëri yoo xam ne dafay impacter ñun suñu santé alors que bu fekkente ni importé wuñu dara maanaam lépp lu ñuy utiliser dañ koy jëlee fii loolu tamit côté comme ni ma ko waxee écologiquement mun nañu aider mun na jouer tamit ci li nga xam ne mooy suñu santé donc loolu tamit defe naa ni war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. waaw war nañ ci bàyyi xel li ñuy dem di ëtt ay produits feneen ñu defar ko fii moo gën. léegi lan nga jàpp ne moo tax nit ñi di gën a consommer liy jóge à l'étranger au lieu que ñuy consommer li nga xam ne ñun ñoo ko defaral suñu bopp pour yow lan mooy problème bi. ñun dama foog ne xëy na dañuy foog ne moo gën a baax emballage tamit bu rafetee. c'est attirant dañuy naan produit bi moo dàq. di bàyyi produit yi fii. parce que ñun déjà boo amul emballage bu rafet. sa produit du gaaw a jar loolu tamit problème la. te xamuñu produit bi moo gën a nekk qualité. d'accord moo gën a nekk qualité mais gis naa ne côté emballage bi aussi gars yi ñu ngi ciy def effort léegi. emballage yi dafa cher. am na aussi tamit hygiène am na ñoo xam seen defar hygiène bi. moo tax ñu bëri duñu bëgg jënd produit bi. parce que duñu xam yan. hygiène yi daal ba xam dinañ respecter les 3 marches en avant ba xam dinañ ko respecter wala. loolu tamit ci la bokk parce que boo defee formation carrément ñu wala doo xam. ñi ngay gis ñuy jaay jus ci mbedd bi. ñoom xamuñu dañuy ñëw rek produire rek jus noonu rek jaay ko nit ñi ñu naan te mën na indi problème. mais boo defee formation ba xam. di ngay xam à chaque fois. quantité bi nga war a même pas quantité bi sax hygiène bi sax. hygiène bi ok waaw hygiène bi. d'accord léegi tey yow mi nga xam ne déjà daan nga defar jus bi nga nekkee UCAD. jëndoon sa frigo. jëndee ko ci sa xaalisu bourse léegi ngay defar jus sa kër mais da nga subir une formation d'abord. ñaari jus yooyu noonu yow ban différence nga si gis est-ce que bi nga defee formation ba pare am nga si yokkute wala. yokkute lu bari sax. am na différence bu baax. d'accord am na différence parce que jus da ngay ñëw rek di doo natt suukar doo def dara di def rek di ñam. dëgg la waaw. te fii amul loolu. da ngay produire ba pare. doo ñam te boo paree yëpp dafay baax. d'accord c'est vrai waaw ñun de yee moom bu ñu koy defar da ngay def. di ñam ngay ñëw te doo pasteuriser microbe bi dégagé wu te fii dañuy pasteuriser. ok pasteurisation bi nu muy demee. pasteurisation à chaud lay doon. d'accord léegi suukar bi ak yi ñu ciy def yooyu yëpp. yëpp calcul professionnel lañ lay jàngal ba nga xam ko boo ñëwee quantité bu nekk am na loo ciy def. d'accord quantité bu nekk am na loo ciy def lu muy correspondre. d'accord ba nga xam ne nit ki bu ko naanee. du ëpp suukar waaye tamit. du manqué te dina am. saveur bu mu bëgg. voilà dina am saveur bi nga xam ne nii moom la bëgg. d'accord léegi côté média yi aussi ban rôle lañu war a mën a jouer pour la promotion du consommé local. média yi xanaa ñuy def pub à chaque fois parce que am na média yoo xam ni da ngay bëgg lancer sa produit. mais fay bi tamit day métti loolu moo tax ñu bari duñu nangu publicité bi. loolu mooy problème bi. ñoom tamit mën nañuy jàppale ñi nekk ci transformation à chaque fois di balancer seeni produits. ou bien di yee nit ñi di leen wax produits locaux yi. suñ ko defee rek nit ñi dinañ kii. d'accord mais loolu tamit dina xaw a compliqué ci ñenn ñi ci médias yi parce que boo xoolee ñoom tamit ci publicité yooyu moom moo leen di permettre ñu mën a voilà fay seeni employés jël seeni charges et tout ça. léegi ban contournement la ñu war a mën a jël pour ñu gën a mën a véhiculer li nga xam ne mooy message maanaam pour le consommé local. xanaa ñu ibbi comme genre site yi sax site am na site yoo xam ne ci transformation locale yi kese la. am na vente en ligne boo xam ne benn site la ñuy ibbi. espace agro la xaw ma. foofu dañuy def vente en ligne. képp ku am produit local yëpp da ngay balancer say produits foofu. d'accord loolu tamit mi ngi ci. c'est vrai. waaw c'est vrai site yooyu moom defe naa ne ñu ngi commencé di bëri déjà sax suñu rajo bi Trade FM am nañ ci benn boo xam ne dañ ko taxawal mu ngi tudd i-Komkom. déjà yow boo paree ce sera l'occasion pour nga mun a exposer foofu sa produit. voilà ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu yëpp dañu suivre. via la page Facebook de la radio Trade FM voilà plateforme boobu nga xam ne i-Komkom la tudd tout ce qui est consommé local ak nit ki wàll ak lépp loo xam ne mu ngi ciy yëngatu war na mun a dugg ci plateforme boobu exposé foofu ay produits am dina mun a am aussi échange ak ñeneen ñi nga xam ne ñooñu dafay fekk su ko defee rek
consommer local bi nday dafay gën a jëm kanam voilà donc mu ngi noonu defe naa ne ñi nga xam ne ñu ngi seetaan via la page Facebook comme ni ma ko waxee léegi gis nañ saveur yi nga xam ne yëpp nday moo ko fi indi macha allah nday waxtaane nañ lépp ba mu des bi defe naa ni yaa ngi ci bind bi sirop tamarin voilà bi sirop la léegi bii aussi bii nu muy demee sirop la dañ koy def jus concentré la d'accord léegi mën nga ko def jus nga juliyee ko ak ndox d'accord tamarin d'accord transformation bi nu muy demee da ngay jël tamarin bi moom ngay utiliser Dakar waaw Dakar mooy Dakar bi am jottali nañu ko mooy Dakar bi waaw nooy utiliser transformation bi Dakar bi rek ngay jël waaw doo ko xoojee nga defar sa sirop après nga filtrer ko rek def pasteuriser te loolu yëpp dañ la ko jàngal ci formation bi bi tamit gis naa ni limon la bi citron la d'accord c'est citron moom ñëpp xam nañ effet bi muy am déjà ba ñu fi corona bi sonalee rek ñëpp mun nañ daw dem wuti waaw citron bi kon loolu rek day wane ni déjà même ci yenn crise yi sax maanaam pour faire face à certaines crises on a des choses yoo xam ne bu ñu ko jëriñooyee ba tey rek yàlla comme citron dafay am de temps en temps dafay day bëri mën nga ko jël nga transformer yëpp def ko sirop boo amee moyens yi mën nga def yëpp sirop te mën nga ko conserver 6 à 12 mois du def dara sirop bi d'accord bii nii waaw fekk ibbi woo ko du def dara boo ko xasee ba ubbi nga denc ko au frais d'accord même orange bi léegi mi ngi bëri orange Sénégal bi tamit dañ koy def en sirop d'accord sànq ñu ngi wax maanaam li nga xam ne état bi war na ko mun a teg comme jumtukaay pour la promotion du consommé local def naa ni bokk na ci benn ci point yi daf ciy jouer tam rôle bu am importance mooy panel yi ak yi nga xam ne mooy foire yi exposition yi loolu tam defe naa ni tamit am na solo bu baax ci promotion bi. exposition yi tamit noonu même chose la exposition yi parce que buñ la waxee stand de 150 000. nga dem boo jaayul tamit day metti stand yi la ñu war a xaw a wàññi tuuti. comme ça ñëpp dinañ mën di exposer seen produit yi. d'accord yow bi nga commencé ba léegi jot nga def exposition wala. exposition ITEA laa ko defee woon. ITEA. d'accord seen fête bu mujj bi ITEA laa defee woon exposition. boobu moo nekk sama première exposition. d'accord ci sa biir waxtam sànq dégg naa nga ne da ngay def li nga xam ne mooy transformation laitière. voilà da ngay defaale ay yaourt ak yooyu. mooy yaourt Fama bi sama yaay laa ko tuddee. d'accord mooy yaourt Fama. d'accord koy defaale en même temps. d'accord boobu aussi transformation bi nu muy demee. meew bi rek la ñuy utiliser def ko yaourt. ak lait caillé. yaourt yi am na saveur yaourt caakiri am na yaourt fruit. ak yaourt confiture tamit. d'accord am na te yooyu yëpp yow yaa koy defar. waaw d'accord nga ne aussi am nga ñaari employé. macha allah loolu am na solo parce que tamit. ñoo may jàppale si liggéey bi ñoom tamit ñoo defandoo formation ESAS mooy Mintu Mané ak Khady maa ngi leen nuyu ñoom de passage ñoo may jàppale. d'accord ak sunu waa kër aussi sonal naa leen trop. lay dégg sama tata bi sonal naa ko tànday ñoom ñëpp sama papa ñoom ñëpp sonal naa leen. samay biir machine sonal na leen tamit. ñu ngi lay dégg di leen baal ak bu baax voilà ñu ko jégal bu baax a baax. début moo métti rek. loolu la. c'est vrai début moo métti mais déjà man moom je te dis bravo parce que li nga def nii déjà yombul macha allah parce que ñi ma fi jot a invité la plupart. dañuy nekk ñoo xam ne dinañ passer soit ay 40 ans yooyu jëm kaw. donc c'est très rare mais invité ay jeunes. yoo xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllum consommé local. ndax bu njëkk consommé local mag ñi lañ ci gënoon. gis ñi ciy yëngatu. xam naa li mu nekkoon ay araw ak yooyu te xam nañu araw aussi dafa métti. araw dafa métti déjà araw bi yow tamit nu muy demee yow da nga jël ñu koy araw wala nga am machine. man ak sama ñaari ñooñu ma lay wax ñoo koy defar. yow yaa koy araw. kon mun nga araw. ESAS laa ko jàngee. d'accord araw bi. dañ la ko jàngal foofu. waaw foofu formation bi dañ lay jàngal araw. macha allah. defe naa ni ñi ñuy déglu comme li may wax te bëgg a inspiré wu wala bëgg a démarrer bëgg a yëngatu ci li nga xam ne mooy consommer local bi te xamuñu nu ñuy def. kii jox na leen ay piste ki nga xam ne mooy Ndeye Kébé yii nii ngeen gis mu def ko fii yëpp c'est parce que dafa def formation fi nga xam ne mooy. ESAS ak ITEA. voilà mu ngi noonu donc ñooñu ñoom defe naa ni travaille avec l'État. ñu ngi jéem a def ay jéego pour que au moins jeunes yi mun a am liggéey comme ni ñu ko waxee ñu xeex
xëyum ndaw ñi wàññi chômage bi donc jeunes yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu yor seen diplôme instant bi xamuñu lu ñuy def leen comme ki nga xam ne mooy Ndeye Kébé Fall bu leen toog di xaar parce que Ndeye Kébé 2018 nga génn université nga wax 2018 bi nga paree université après directement da nga dem defi bu paree def naa fi concours jàngale di nuyu sama papa de passage moom it jàngale bi la bëgg. ban concours la. concours école normale bi. d'accord def naa ko fi mais mujjuma jàll. di mën naa ni kii naa daal jéem naa ba sonn mais ba ma toogee laa ni pourquoi pas mën ma entreprendre. liggéeyal sama bopp ci laa xalaat nag transformation yi may njëkkee fruits et légumes di dem tey tamit jàngaluñu ma ko de dama topp di créer rek. ba def samay tey. d'accord léegi bi nga paree li nga xam ne mooy sa jàng. université pourquoi subitement nga xalaat dem jàngale parce que boobu amagoo woon objectif wala xamagoo danga amagoo boobu surtout enseignement bi ñu def moo tax dañuy jaar école normale loolu moo tax master enseignement laa def. d'accord léegi ci nga bëggoon defaale concours bi. ci nga ko defee bi nga paree concours bi après. bi ma paree concours bi jàllu ci laa toog après sama bàjjen bi. ci la ñëw ne ma lu tax doo def formation fruits et légumes ci la ma dugal ESAS. ma nekk fa di def formation bi nag. ba gën a am laame. d'accord léegi kon lan ngay wax sa mbokku jeune étudiante yi nga xam ne ñu ngi université instant bii. ñu bañ a toog rek bañ a xaar état bi ñoom tamit. parce que ku nekk boo jàngee ba yenn niveau yi war nga mën a am loo teg ci table bi créer benn affaire. bañ a xaar instant bi volonté rek pour man nit ñàkkul dara. fekk yaa ngi am wérgu yaram rek. ñàkkoo dara parce que jox ma tamit dafa metti. dëgg la mën nga toog liggéeyal sa bopp nga yor sa bopp entreprendre tamit metti na. da ngay jug di daanu. mais bañ a xàdd rek. booy def nànk-nànk à tout moment daf lay fekk si. d'accord comme ni nga ko waxee léegi déjà entreprendre dafa métti. parce que yoon bi dafa bëri xam-xam. il faut nga comme ni nga ko waxee il faut avoir du cran. pour nga mën a. di nga dégg lu nekk dinañ la wax nga diplômé ba heure bi lépp di nga ko dégg. ñan ñoo lay faral di wax. bëri na heure bi waroon na fekk nga dépassé fii di wax. mais loo xaarul rek du la fa fekk. loolu la bañ a xeeb dara. d'accord ñan ñoo lay faral di wax. loolu bëri na sa xarit parce que lu tax mooy bëgg nit ki di wax li nga xam ne mooy jaar-jaaram. pour ñi lay déglu parce que tey am na jeunes yu bëri yoo xam ne yow macha allah tu as osé démarrer quelque chose. mais am na ñu lay déglu nii wala am na ñu lay suivre ñoo xam ne ñoom ba léegi ils sont en train de chercher. li nga xam ne loolu la ñu war a def wala boog ils se cherchent sax pour l'instant ils ne parviennent pas à trouver leur chemin. donc yow da nga fi toog tey ci plateau bi. Trade FM nga xam daf fi nekk pour promouvoir jeunes yi. ak surtout plateforme boobu ma la wax sànq mooy i-Komkom nga xam daf fi nekk aussi pour promouvoir li nga xam ne mooy le consommer local. donc yow da nga fi toog tey pour partager sa expérience. donc day baax nga wax sa jaar-jaar wax li nga dund comme difficulté wax li nga dund comme frustration ak nan nga def ba surmonter ko su ko defee ñi lay déglu dinañ mun a aussi xam fu ñuy teg seen tànk. waaw loolu dafa neexul tamit nga nekk université génn. ngay say parents di la suivre ba nga dem ba yenn niveau yi tamit nga toog nga ni da ngay jaay jus. xam nga loolu du neex si ñoom dañ naan kii jaay jus rek lay def. pour yow lan moo tax ñoom jaay jus boobu nekk loo xam ne lu banal la ci ñoom wala lu péjoratif la ci ñoom maanaam mu doon loo xam ne ñoom dañ ko xeeb. parce que dañuy naan ku diplômé da nga war a toog ci bureau yi. d'accord loolu lañ def seen bopp. d'accord. te balaa ngay toog ci bureau nga njëkkee lii. faaw nga ñàkk ba pare doo laa toog ci bureau. parce que ñi ñu fiy gis ñi entreprendre nekk chef d'entreprise yëpp fii la njëkkee. man dama yàgg gëm loolu liggéeyal sama bopp. demal sama bopp bañ a xaar kenn ci dara. loolu la. d'accord affaire yi volonté la rek la. d'accord ak boo toogee di créer di xalaat di gëstu tamit. doo tëdd rek di jug. il faut ngay liggéey. d'accord transformation moom yombul dafa metti. ngay liggéey ba guddi. nit ñi buñ ñëwee sama kër sax dañ may reetaan nañ ma fii nga nekk benn mat laa teg. su ma liggéeyee tëdd nelaw. bu liggéey damay transformé ba sonn ma dem tëdd. pause ko ñëw. d'accord te bi nga sooy def loolu tamit say parents yi nga xam ne tey ñoom comme li nga wax dañ la jàppale. fayal la ba nga dem ba am bac dem université. après nga dellu ne da ngay jaay jus. ñoom comme ni nga ko waxee du neex si ñoom. maintenant loolu nan nga koy dundee lan moo tax nga am courage maanaam résister continuer au moment où nga xam ne waroon nga ne comme que sama papa nanguwul wala sama yaay nanguwul. xaaral ma bàyyi lan moo la téye noonu lan moo nekk sa carburant. parce que dama xam ne dina dem nit boo gëmee benn affaire ne day dem da nga war a guux ne day dem. parce que ñoom tamit lu tax ñu la li dañu lay encourager rek.
du question ni dañoo bañ de. À chaque fois ñoom tamit ñi ngi siy jàpp lu ñu mën ñi ngi koy def ñi ngi ñaan ñi ngi may soutenir. mais ñoom bu ñu sañoon da ngay toog gaawantu rek toog ci bureau. loolu la ñuy gis di parents yëpp nag loolu moom parents yëpp la. mais da ngay gën a xuus rek bañ a découragé wu. loolu parfois nag nga découragé wu ba ni lii moom naa ko teg si suuf. mais doo découragé wu. da ngay bës rek dem. d'accord macha allah def naa ni loolu am na solo. léegi sa côté entourage aussi. mooy ci sa côté comme ça copines yi ñi nga partagé université. xam naa ne am na si ñoo xam ne tey ñoom ñu ngi liggéey am nañ seen salaire ak yooyu. ñoom itam nan la ñuy concevoir yow sa activité. bëri na surtout que comme li ma wax sànq consommer local ñu ngi ko taamu woon ci mag yi. mag ñi ñoo ko daan ëpp def mais gis nañ ni léegi jeunes yëpp ñu ngi daw tamit di dugg ci loolu. ñi ma daan àndal ñu bëri ñi am na ñuy jàngale am na ñu nekk Europe. sama benn copine d'enfance boo kook ñoo jàng na moom mi ngi Russie maa ngi koy nuyu moom it mi ngi suivre. ñoo ànd ba université. mi ngi Russie mais à chaque fois bu ma découragé ci benn affaire rek moom moo may woo dalal ma. mook sama benn cousin tamit kooku moo ngi France. ñoom daal ñoo may à chaque fois ñoo may encouragé ne ma bul mës a bàyyi. continuer parce que même sama mag bi am na ay temps ma ni ko man damay bàyyi ma jigéen mun ma doo ko bàyyi. commencé nga ba fii parce que affaire yi boo amul moyen tamit day metti danga naan du dem. loolu la soo gisee sa morom di liggéey gàddu seen saak dem bureau. ñëw dangay mujj dangay découragé wu. dangay découragé. mais ñoom ñoo ma topp di ma encouragé tey ma agsi fii. waaw ñun tamit ñun ñi nga xam ne ñooy waa rajo Trade FM ñu ngi lay encouragé bu baax a baax. parce que lii nii déjà comme li ma wax li nga jot a démarré nii c'est pas quelque chose de petit. ak monsieur Diop aussi ton mari moom it à chaque fois mi ngi may encouragé. di ma jox exemple yu bëri moom it. macha allah maa ngi koy nuyu. macha allah monsieur Diop mi ngi noonu moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñoom ñoo nekk feneen. ITA ak monsieur Sarr tamit Fallou Sarr. léegi ba may ñëw rek la may woo mi ngi Touba moo tax. d'accord ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax c'est vrai que ñoom tamit ñu ngi def liggéey bu mucc ayib. parce que ils sont en collaboration avec PDCG ñu ngi jot a financer yenn jeunes yi. comme ni nga ko waxee sànq donc jeunes yi nañ xam ne financement yi ñu ngi fi maanaam y a des financements qui sont disponibles. mais peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information. te le fait qu'ils n'ont pas la bonne information bokk na ci le fait que ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux mooy comme li may wax nday parce que mën nga gis benn jeune boo xam ne toute la journée mu ngi ci TikTok bi au moment où nga xam ne waroon na taper sur Google def recherche ay information wala mu jéem a sax formé wu comme maanaam surtout formé au moment où muy def loolu moom mi ngi def loo xam ne amalu ko benn intérêt ci vie am loolu tamit defe naa ni war nga ci sànni sa kàddu comme ñun ñëpp ay jeunes lañ dañuy sottante xalaat rek. loolu la TikTok bi tamit day jël temps parce que soo commencé seetaan benn TikTok rek da ngay avancer di dem. loolu nag laa parce que temps perdu boobu. c'est vrai mën nga créer benn affaire ou bien nga def recherche. man ni ma commencé ba may def formation ESAS dama daan gàddu sama 500 francs ma ñëw ne tey bisaab laay jënd. jënd bisaab yomb na boo jëlee sa xaaju poto bisaab nga ñëw nga essayer def sa sirop. mu marché ma xëy suba dem école wan prof bi mu apprécier produit bu nekk heure bu ñu wàccee bu ñu defee pratique su ma wàccee dama naan force lii dinaa ko reprendre. d'accord noonu laa daan def duma am temps guddi gi souvent que dañ mën a yow tout le temps yaa ngi produire. d'accord à chaque fois kii la rek volonté la rek. volonté la bàyyi foo bu bëri bi daal. voilà foo bu bëri bi temps bu bëri tamit baaxul. ñuy lancé waaye tamit Jami Saveur day def formation tamit. d'accord récemment am na benn couple bu ñu formé woon damay def formation à domicile. ok ak formation ci kër gi. d'accord da ngay fekk ji nit ñi wala nit ñi ñoo lay fekk. des deux. ok. damay def à domicile. ak ci kër gi. da nga leen di former ci fruits et légumes. fruits et légumes maanaam ci wàllu bu ñu bëgg rek. formation laitier bi. comme ça ñu mën a lancer wu ñoom tamit. xam nga yu mel noonu déjà dafa am solo. parce que nit xam-xam. comme li ñuy wax rek boo ko deewaalee moom. te partagé woo ko loolu pertement la. voilà donc boo amee comme yow dañ la former déjà. sa devoir mooy nga mun a partager sa expérience mais aussi former waale. jàngale waale comme que malheureusement. amaguñu possibilité former comme li nga ko waxee sànq dès le bas âge. maanaam si élémentaire bi di former jeunes yi ci wàllum entrepreneuriat ci wàllum état d'esprit ci wàllum maanaam consommer local comme ça ñu ancré ci suñu bopp. donc suñu bopp xale que ni ñun lii ñoo ko moom comme que loolu amagul ba léegi. ñi nga xam ne jot nañ am formation ñoom ñoo war a tamit kon partager. parce que tamit bu ñu fàtte ni le rôle de l'école déjà c'était de nous apprendre à lire et à écrire. Voilà de pouvoir réfléchir de pouvoir faire un discernement analyser. La preuve yow tey li nga mën ni yëpp.
def nga jàng nga ba dem bac. ba dem université kenn jàngalu la ko. non non. da nga pare sa jàng doo ko dem jàng formation waaw. kon foofu tamit dafa mel ni yaa am na faay foofu noonu. am na faay foofu noonu parce que bu fekkente ni école dañ ñu war a jàngal pour ñu mun a suñu paree. demal suñu bopp alors que da ngay jàng école ba pare. defi leneen reprendre à zéro wala doo xam sax lan ngay def wala nga defi leneen. loolu tam defe naa ni doy na waar de. doy na waar moom état bi moo ci war a xool ak ministre de l'éducation tamit muy dugal transformation ci biir module yi. def naa loolu nag même pratique yi. ñi ngi def transformation agroalimentaire. université am na comme ESP am na agroalimentaire mais duñu pratiquer. d'accord loolu mooy problème bi duñu def pratique. mais loolu pour nit ki li mu jàng mu maîtriser ko dafay compliqué. parce que nit ki li mu jàng war na ko mun a essayer. comme yow ni nga doon def bu ngeen defee benn cours nga wàcc jënd sa bisaab. yóbbaale ko si kër defar. ñu bëri nag am na formation comme ESS. ñu bëri dañuy wàcc duñu pare am na ñoo xam def nañ formation bi de mais appliqué wuñ loolu tamit problème na doo def sa formation pare toog di xoole. d'accord léegi bu ñëwee ci matière première yi. yow boo koy am coût bi dafay cher wala dina xaw a tane. matière première yi bu fekkee en gros nga jënd par exemple ci bii nii sauce verte bii nii. sauce verte bi partant la rek. comme instant bi épices vertes dañoo bëri ci marché bi. mun nga jël boo amee les moyens nga def sa bocal yu bëri exposé. d'accord di ngeen mën a jaay lu bëri. d'accord même tomate bi aussi. même tomate bi tamit. d'accord léegi bu ngeen koy jënd parfois ni tamit côté qualité bi defe naa da ngeen ciy bàyyi xel. xool qualité bi parce que tamit am na ci solo. surtout bu fekkente ni côté tomate bi la xam nga parfois nga gis tomate yoo xam ne dafay xaw a yàqu dafay xaw a ñuul. moo tax sànq li nga ne liggéey bi yombul c'est vrai que yombul. parce que il faut nga veiller à ce que li ngay jox nit ñi mu nekk loo xam ne lu set lay doon. parce que boo amul choix de variété boo amul variété bu baax conservation bi yàgg loolu mooy problème mu transformation. d'accord toujours variété bi day xool ba ci céréale dugub dafa am variété boppam. ok loolu la. comme yan ak yan variété moo ci am. comme tomate bi il faut nga choisir variété bu baax. du nekk boo xam ne day yàqu. il faut nga xam boo xam ne dina mûr ba pare frais. même épices yi tamit même chose. bu dee dugub bi tamit choix de variété bi da ngay xool humidité bi tamit. loolu boo deful formation tamit doo xam. duñ la ko. waaw doo ko xam parce que doo ñëw rek ne da ngay transformer te jàngoo. waaw loolu tamit c'est vrai. ci la bokk. d'accord donc kon formation yi am na ci solo bu baax a baax. kon de xanaa comme ni nga ko waxee sànq rek état bi li mu mën a def mooy yokk formation yi. li mu mënta ñàkk aussi wala boog li nga xam moo gën mooy sax ñu def ko dès le bas âge. au niveau des écoles di former xale yi di leen xamal li nga xam ne nit ñoo ko moom def naa yooyu yëpp am na ci solo exposition yi tamit. am na ci solo mais comme ni nga ko waxee déjà kuy doog a commencé ñu laaj la table bi 150 000 loolu tam dina xaw a exposé dina xaw a compliqué léegi yow bu fekkee amagoo doole pour dem ci exposé yi fan ngay jaayee kon ci réseaux sociaux yi. man réseaux sociaux yi lay jaayee vente en ligne. d'accord ci daayira yi tamit dinañ may commandé. daayira Sidi Jamil. d'accord même le 9 bi maa ngi am exposition ci conférence bi en face incha allah. macha allah d'accord donc loolu yow ban jàngat nga ci am déjà bi ngay doog a commencé yaa ngi doon douter yaa ngi doon ragal. ndax dina dem wala du dem. parfois nga defar produit sa fekk lu yàgg mu yàqu moo koloo loolu yëpp dal na ma ci. début bi noonu la. léegi noo ko dundee loolu bi nga defaree mu yàqu. dara dama ko gëm rek. parce que njëkkoon naa am benn local boo xam ne dama doon exposer produit mais dafa sori woon. loolu moo taxoon. d'accord loolu la. d'accord ma taxoon ma arrêté ko. d'accord day ñëwaat ci ba tey rek li nga waxoon sànq maanaam. booy démarrer dara il faut. da ngay jóg di daanu. voilà da ngay jóg di daanu mais saa yoo jógee rek saa yoo daanoo rek. nga jógaat mun nga jógaat. waaw mun nga jógaat loolu mooy tax sax nga am courage bi dem. parce que mënoo nekk ci benn affaire bërëb rek mu avancé boobaa di nga xoolaat sa bopp. faaw mu métti. commencement bi. kon maanaam mentalement yow boo xamee loolu. après dafay yomb pour nga mun a dem. waaw macha allah am na solo. kooku mooy Ndeye Kébé Fall Ndeye Kébé waxtu bi xoj nañu. kontaanoon naa ci dalal la ci plateau bi waxtaan bi am na solo. macha allah saveur yi tamit gis naa ni am nga saveur yu bëri. ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre via la page Facebook de la rajo gis nañ ko fi gis nañ ne li nga xam mooy produit yi. muy noonu yéen jeunes yi di ñuy déglu def leen ni Ndeye Kébé Fall déjà gis ngeen 2018
études la am bac mais ba mu paree tamit toogul dafa jël li nga xam ne mooy bourse am mu démarré ci jënd ci frigo ba tey macha allah moom moo defar yëpp donc xam leen ni am na lu bëri loo xam ne mu ngi fii ci suñu réew te buñ ko utiliser comme li may wax du jar ñiy jéggaani leneen feneen il suffit juste d'y croire et d'avoir de la volonté Ndeye merci beaucoup pour ñëw bi nga ñëw fii déplacement bi yombul woon ma bàyyi la nga tàggatoo benn quelques secondes maa ngi leen di remercier waa Traite FM di rafetlu seen émission yi bu baax merci beaucoup di remercier sama papa aussi sama bàjjan ma jigéen Serigne Mansour Mame Malick di remercier tamit Modou Ndiaye Jamil ak Mansour Cissé ñoom ñëpp maa ngi leen remercier parce que ñoo ci jàpp ak monsieur Diop tamit chapeau à lui ak sama fidèle client yëpp mënuma lim voilà merci beaucoup mu ngi noonu kooku mooy Ndeye Kébé Fall Ndeye Jamil bi nga xam ne mooy surnom c'est la fondatrice de Jamil Saveur moom ngi yëngu ci wàllu moom fruits et légumes ak li nga xam ne mooy ay céréales marmelade et cetera yooyu yëpp moom moo koy defar macha allah donc tey moom laa fi dalaloon ci seen plateau LCL le consommé local donc je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 12h. Derrière le micro, c'était votre ange leader Binta. La technique a été assurée par DJ Am. C'était le consommé local. ma daanelee foofu comme ni ma ko waxee saa su ne am nañ fi lu bëree bëri loo xam ne buñ ko jàppee jëriñoo ko vraiment chômage bi dina wàññeeku mbënd mi dina wàññeeku ñaxtu bi aussi dina wàññeeku donc je vous donne rendez-vous mardi merci beaucoup et portez-vous bien excellente journée à tous. LCL, le consommé local, c'est tous les mardis sur Traite FM 88.1 de 12h à 13h avec Bintaba. LCL.